mbokk yi dee leen yeewu di naan lu tàng bu ngeen amul café yi tamit jël leen dutee lépp ci la bokk ndax yeewu di naan lu tàng day réveiller sa organisme n'est-ce pas coach voilà te la muy lay jàppale ci journée bi day doon lu am solo Moustapha Diop moom daa mel naanagul café mais en attendant ñuy xaar café bi di xaar aussi eau chaude bi dañu koy jox kàddu gi rek Moustapha nga daal di nag junj ci sommaire bi lu am solo muy institution Sainte Jeanne d'Arc li ñu fa nemmeeku ci ayu bés kii metti na jéggi na dayo waaye itamit relevé na ay équivoque yu bëree bëri ci sunu bopp ñun ñi nga xam ne ñoom ñun ñu di sénégalais waaye rawatina waajuru ndongo yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci guddi gu bër sa tegul Abdoulaye Wade moom nee na bu yeewoo fonde lay naan voilà loolu itam am na solo wax nga dëgg institution Sainte Jeanne d'Arc école la bu nekk ci Sénégal comme ni fi ay junniy école privée nekk di fàttali ne état wu Sénégal et pour man c'est une précision importante bu ñu dee jox Cheikh Tidiane Gomis autorisation pour mu tijji l'école joxuñu ko ne ko da ngay tijji école pour xale yu jullit yi wala da ngay tijji école pour xale yi catholique yi wala da ngay tijji école pour njaago yi wala da ngay tijji école pour joolaa yi wala da ngay tijji école pour séeréer yi dañuy tijji école pour doomu Sénégal su fekkoo école privée la képp ku am moyen wu dem jàngi fa da nga fay jàngi école boobu daf mën na am règlement intérieur am buy wax ne lii lañ fay bañ lii lañ fay nangu mais règlement intérieur boobu faw ñu méngale ko ak loi ak constitution wu Sénégal parce que ay loi ñoo tënk Sénégal yépp te loi yooyu wutaluñ ko ñi sant Ndiaye wala ñu sant Diop loi yi ñëpp la boole ak koo mënti doon alors su fekkee ne dafa am si suñu loi yooyu loi boo xam ne daf ne école yi nii la war a doxee su amee école boo xam ne dafa teg règlement intérieur boo xam ne dafa juyoo ak li nga xam ne moom la loi wax ne école yi nii la war a doxee je crois que état moo war a jël responsabilité wu daan école boobu muy benn ñaareel bi ñu ne lan moo xew li xew il faut que ñu fàttaliku ne Aïcha waxtaane woon nañ ko fii ci petit déj war naa mat bu daanaka ay weer a ngi nii parce que su ma fàttalikoo njëkk nañoo wax ñoom école boobule ne su école tijjee xale ya fay jàng yëpp ku ci muuru woon na nga mureeku soo mureekul doo fa jàng si waxoon nañ ko biñ ko waxee muy indi woon coow lu bari ministre de l'éducation nationale muy Ngor Sy Talla daanaka boobu lañ koy soog a fal mu defoon benn communiqué bu am solo man bokkoon naa ñu ci toogoon fii di ko ci féliciter di wax école boobu ne il faut ñu respecter loi yi nga xam ne moom la Sénégal tëral te loi yooyu bokk na ci ne xale yi nga xam ne ñoom ñooy jàng ci école boobu mënoo leen a jàpp seen distinction wu race wala religion wala leneen ak leneen ak leneen et le ministre daf ko defoon ak fermeté ñu bari nag yaakaaroon ne coow li jeex na fa lay yem mais boobu dañoo xamul woon waa institution Sainte Jeanne d'Arc parce que bërki dem bi école tijjee li ñu def mooy bépp xale boo xam ne dafa ñëw muuru ba ñu ñëwee rappel gis nga muuru dañ la teg ci benn béréb yaag say parents man waxtaan naa ci ak ñaari parents yoo xam ne su fekkee ne yow borom njaboot nga da nga am lu la metti parce que imaginer nga indi xale boo xam ne am na ci koo xam ne daf ne man Moustapha man sama jabar muuruwul man duma su ma ko mënee wax noonu duma ibaadu li góor ñi def yëpp laay def mais sama doom moo tànn moom depuis lu mat 8 ans ngi nii bi mu nekkee xale bu ndaw di muuru di jàng alxuraan mu ne sama doom jooju mënuma nangu ci àdduna ku mën a tax mu muureeku parce que su fekkoon ne xëy na man maa ko muur su ma ne ko muureekul muureeku mais man muuruma ko moom moo ko tànnal boppam mu ne lu mat 8 ans ngi noonu muy jàng ci école boobu xale bi musul ñëw ne ko am naa benn problème bu gën a ndaw parce que damay muuru musul am mais léegi lan moo war a tax rek ñu xëy suba rek école boobu taxaw ne léegi ku fi ñëwati muuru doo fi dugg mu indi ay interprétation yu bari nag ñenn ñi nee nañ waaw xale yi dañuy dem ba dootuñu nangoo nuyu seen ñi leen di jàngal wala dootuñu nangu seen yeneen nuyu yeneen xale yi may fàttali ne ñun ñëpp on a été à l'école française man gisuma benn école boo xam ne dañu doon obligé ñun buñ xëyee suba ñu nuyu suñu jox suñu maître loxo gisuma ko am na ñuy nuyu seen maître am ñoo xam ne da ngay dugg ci classe fekk mu toog nga ne ko bonjour maître wala bonjour maîtresse dem toog classe toog kenn obligé la nga nuyu ko alors pourquoi ci Sénégal gii ñu bëgg a obligé ay xale ñuy nuyoo forcément di joxe loxo mais ça c'est un autre problème nañu yem ci li nga xam ne moom parce que école waxul loolu li mu wax mooy muuraay parce que leneen li ku nekk yaay gëstu pour xool lan moo ne ci ginnaaw mais ñoom li ñu wax bind ko mu leer mooy tête couverte mooy bopp buñ muur
or man je dis même que ni bopp bu ñu teg greffage tête couverte la. tête couverte la dëgg. ah soo nangoo ñu teg bopp greffage dugal ko ci école bi rek war nga nangu ñu teg bopp muuraay dugal ko parce que tête couverte la. il ne faut pas oublier ça. alors interprétation yi nag bari xam nga Sénégal dañoo benn problème mooy dafa am nit ñoo xam ne lu ñu dégg justifié ko. moo tax bi ma liiree démb suñu ay confrères mu ne wéy il faudrait que xale yi seen papa yi su fekkee ne mënuñu respecter règlement intérieur boobu ñu yóbbu leen ci leen école erreur bu mag a ngi noonu gis nga kenn amul droit ci réew mii ne comme man judit laa école bële école catholique la samay doom dafay jàng comme nanguwuñu lii dama ko fay jëlee non wurul demee noonu parce que école bi état wu Sénégal autorisé wu ko pour que ñu teg fa ay règles yu chrétienne wala yu catholique wala yu jullit non dañ ko autorisé pour ñu respecter la loi wu Sénégal xale yi Sénégal yëpp ku am moyen jàng fa dem jàng fa man su fa sama doom ne ko du ma nangu mu génn parce que soo ko nangoo yaa ngi ubbi bunt boo xam ne mën na jur lu ne su ëllëgee da nga fa gis ñu def fi benn mbedd ne fii ku muuru doo fi jaar parce que yu mel nii day dox ndànk bul fàtte ne France gii ay coow yu bari am na fa ay attentat am na fa lu ko waraloon mooy waxu Sarkozy ju bon jooju mu waxoon jëmale ko ci ay le voile islamique ak yu demee noonu ci la ay xale mere ba dem di def ay attentat yu kenn xamul mais li mu bëgg a insister tey mooy lan moo war a nekk responsabilité wu état wu Sénégal dans cette affaire là xam nga état wu Sénégal gii suñu gouvernement bii soit dafa nekk lu faible te état warul wane faiblesse am mu am ay contradictions yu grave parce que mënoo mois de mai le 3 mai ministre bi bind benn communiqué ne école boobu d'ailleurs toute école sax école yëpp la wax nañu respecter la loi nañu respecter li nga xam ne moom la ñu signé bi ñuy tijji seen école boobu ne loolu ça veut dire quoi que ni amuñu droit naan na kii muuroog na kii wat boppam ak na kii def nel ak na kii zulu or le même ministre quelques mois après ñu bëgg a dugal nañ ko déjà ministre bi ci boppam ñëwaat au lieu que mu insister pour ñu respecter li mu waxoon mu ne léegi da leen di woo pour ñu waxtaan je suis désolé waxtaan amu fi il s'agit juste de demander à ces gens-là ñu respecter la loi or am na ay amalgame yoo xam ne su ko Charles amoon mu wan ñu image yi tey jii ci suba déjà tey ci suba bi 8 heures di jot xale yi demaat nañ pour jàngi ñu bañalaat leen ñu dugg seen ay moroom yi ñu bokkal classe ne ñoom du ñu dugg te bàyyiwuñ seen morom ça veut dire que ni xale yi ñoom seen bopp amuñu problème ñi fay jànge amuñu problème parce que école Sénégal foofa dem fekk fa ay xale chrétien ay xale jullit ay xale leneen ak leneen amuñu problème yooyu ñoom ñun kay mag ñi ñoo bëgg am problème te problème boobu état wu Sénégal moo ci bëri jël responsable parce que c'est pas une petite affaire dañ ko bëgg a ndawal mais du ndaw parce que mën na jur lu ne te yu mel ni jur na leneen ci yeneen réew ma dégg sax d'ailleurs ci ay amalgame suñu benn confrère moom a mag tuuti ku ma respecté mu ne wéy il faut savoir raison garder parce que Sénégal am na ci dëkk yoo xam ne yu ñu tudd ay cité religieuse wala cité nu ñu koy waxee sax ay ville sainte tey dañ fay tere ku fa naan sàngara dañ fay tere ku fa def lii dañ fay tere ku fa def lële li mu fàtte moo di dëkk yooyu tere wuñ ko fa Aïcha Diakhaté may ko Moustapha je veux dire par là que ni prenons l'exemple de Touba lañ fay tere wuñ ko jullit ya fa dëkk may ko chrétien ya fa dëkk dañ ko tere képp ku fa nekk école bi dañu bëgg a tere ñenn ci xale yi ñu def li nga xam ne moom la leen seen diine sant te ñoom ñu tànnal ko seen bopp ay choix la man am na ci benn parent boo xam ne dafa ñëw fii ci Walfadjri laajte ma ñu indi ko sama bureau ñu toog di waxtaan mais dama ko yërëm mu ne ma tu peux pas imaginer ñaata la ñu investir ñun pour xale yi di jàng foofu depuis des années et des années mu ne tëj nañu Yafou Selim mooy école Turquie yi luñ ci wutoon lu neex Erdogan 3000 xale ñu sànk leen comme ça lu neex Erdogan ma ca Turquie rek lañ ci doon wut xale yooyu seen ay papa def lu ñu mën ak lu ñu mënul pour wut école yu baax ñenn ñi dem retrouver wu institution Sainte Jeanne d'Arc tey ñu ñëwaat tegaat leen lii te imaginez que ni c'est des adolescentes suñu muuroo ñëw ci école nga fekk leen ak seen ay morom parqué leen génn ci biti daf leen di marqué à vie. Moustapha ci loolu laa doon. ñun ñii si suñu bopp. ku ci nekk il nous arrive ñu toog di raconter naan ba ma sama maître defee nangam. xëy na ba mu la koy def xale bu am juróom-ñaari at nga mais doo ko fàtte parce que daf lay marqué à vie. donc encore une fois responsabilité wu état wu Sénégal parce que c'est pas une chose boo xam ne ay parents d'élèves ñoo koy régler. du ay mouvement religieux wala société civile ñoo koy régler responsabilité wu état la parce que état rek
président Macky Sall en commençant par lui moom la ñu dénk ne ko suñu loi yi dee ko saytu. c'est pas pour rien que Mansour Mbaye doon woowee Abdou Diouf le gardien de la constitution. cela veut dire quoi que ni man mii fii ma toog si je viole la loi dañ ma war a teg ci yoon. donc su fekkee ne dafa am école buy violer la loi dañ ko teg ci yoon te amul benn règlement intérieur amul. ci àdduna boo xam ne da nga nekk ci kaw loi. ça n'existe pas. da nga nekk ci kaw loi moom loo. ASC Cheikh Tidiane mii sportif la ASC wu nawetaan yi sax am nañu règlement intérieur. mais seen règlement intérieur boobu. day dëppoo ak li nga xam ne moom la fédération wu Sénégal teg ne nii la charte football di doxee ci réew mi. loolu dëppoo ak li nga xam ne moom la CAF teg li CAF teg dëppoo ak li nga xam ne moom la FIFA teg te benn du ci violer constitution au Sénégal parce que bu ko ci violé Sénégal Macky Sall dakkal ko c'est pas pour rien que bu fédération yi wàccee yoon ñu dakkal ko teg fa benn comité provisoire. d'accord Moustapha au-delà de violation de loi yooyu nga ci tudd léegi au-delà de traumatisme bi nga xam ne mën na ko indil xale bi ci durant cursusam yëpp ndax am na benn xale boo xam ne dégg naa ko ci benn rajo muy expliquer ne que moom dañ leen a ber comme si c'était que ñoom ay terroristes lañ xoolal tout fait bu mu employé kon xale bi kon mu ngi commencé di xam ne que moom dañ ko ber parce que y a quelque chose. non parce que xale yooyu Aïcha dogguma la mais xale yooyu comme suñu doom yëpp dañu intelligent dañuy dem ci réseaux sociaux yi dañuy lire li xew xam nañ ne ci yeneen réew ñuy muuru comme ñoom noonu lañ leen traité dégg nga est-ce que yaa ngi dégg la ci yeneen réew ci réew tubaab bi surtout ñuy muuru comme xale yooyu noonu lañ leen traité di leen ber ci nit ñi ak affaire yooyu loolu di dem ba jur ay doomi France ma jël exemple boobu jóge France am lu leen naqari dem Syrie di xeexi xeexu ñoo waa Syrie de waa France gi leen bundu xataal ñoo tax ñu dem di xeexi te xale yooyu image yooyu mooy ñëw seen bopp soo leen jëlee teg leen ci benn place parce que dañoo muuru li ñuy wax rek mooy ñii dañ ñoo jàppe xëy na ay terroristes wala leneen moo yooyu la ñuy utiliser man am naa ci image boo xam ne def naa barki dem maa ngi la koy wan xale boo xam ne biñ leen jëlee ñoom ba jël leen fi ñu leen yóbbu kër gi ñu demoon ñoom xale yi parce que dañoo muuru retrouvé wu mais fi ñu toog xale yi fi ñu toog ak seen muuraay mais croix moo leen tiim si mu nekk image bu croix signe de distinction religieuse la mu leer nañ xale yooyu ñu leen di jàngal sœurs yooyu la te sœurs yi elles se voient ay tête couverte lañ di takk seen kii boobu mais loolu du signe de distinction religieuse rek lan moo bëgg a tax nga ne xale bi bu solee bonnet carré boobu ñu xam ne tijaan la nga ne ko doo fi dugg su solee bàyyi laat wala laafa murit nga ne ko doo fi dugg fan lañ ko teg parce que signe de distinction religieuse mais de la même manière on doit dire que ni ku fi muuru parce que takk kii croix wala leneen nañ ko dindi parce que signe de distinction religieuse loolu mooy le juste mais et puis même loolu bu ñu ko defoon teguñu ko fenn parce que loi wu Sénégal da koo terewul ñun ñii plusieurs fois il nous est arrivé ñu def école jàngi sol bàyyi la xaat wala ñu sol bonnet carré wala ñu sol leneen kenn terewuñ ko Moustapha au-delà de ça li nga xamante ne tere mini-jupe gën tere loolu Moustapha li fi ma bëgg également nga wax ko moom mooy que démb ñu ngi doon seetaan benn reportage ci à la télé mais situation bi nga xam ne am na Sainte Jeanne d'Arc est-ce que du indi genre xaajaloo ci diggante communauté musulmane bi ak chrétienne bi nga xam ne dañoo yàgg a dund quand même ci cohésion bu man je crois que les Sénégalais sont assez intelligents pour faire la part des choses xam ne là c'est une affaire qui n'a rien à voir ak relation yi nga xam ne moo war a dox entre les deux communautés mais dama ne dafa am mbir yoo xam ne bu amee day nekk laytaayu loo xam ne xëy na suuruñu ko ci woon xam nga am na ñoo xam ne seen conviction loolu moo war a nekk conviction jullit bu ne mooy jigéen bu nekk da ngaa war a muur ñooñu dañuy toog seen kër seen yoon nekku ci de amuñu fa doom amuñu fa dara mais dañuy toog seen kër rek di seetaan télé gis ne xale yii ay doomi jullit lañ comme seen doom yi yor seen kër xale yii dañ leen a bëgg a muriloo simplement parce que école ba day tere tête couverte bu fay dugg nga am xale sa kër bu mel noonu boo xoolee sa doom xool kii rek da ngay am sentiment ne kii nii yaa ko jur est-ce que yaa ngi comprendre li ma wax alors réaction boobu ngay am moo mën a jur lu ne gis nga les frères Kouachi yi nga xam ne ñoo attaqué woon Charlie Hebdo yu demee noonu mais ñooñu je justifie pas ce qu'ils ont fait mais ñooñu mënoon nañ toog fa ñu toog naan ñoom seen yoon nekkul ci kuy caricaturer kii kuy caricaturer kële mais dañuy toog di ko xool ñuy caricaturer ki nga xam ne ñoom dañu jàpp ne mooy seen référence en toute chose seen xol laaj ñu jóg dem réagir contre ay nit rey ay nit yoo xam ne seen yoon nekku ci moo tax yu mel noonu dafa jar a def attention affaire diine
affaire foi la. te lu jëm ci foi dafa sensible trop. raison du ko justifier. c'est-à-dire que mënoo di expliquer naan lii moo tax kii gëm lii moo tax kële gëm lale xol la yëg-yëg lay doon yëg-yëg boobu xale bi am parce que man loolu moo ma gën a marqué ci li ma parent bi wax daf ne ma man muuru ma sama jabaru muuruwul. mais sama doom moo ko tànnal boppam. depuis des années. di jàng alxuraan di muuru di dem école di ñëw. te doomam boobu bokk na ci les meilleurs yi nga xam ne ñoo représenté institution bi ci benn concours bu ñu doon def. mais xale boobu soo ko bëggee xañ tey mu dugg fa parce que yaa ngi koy teg coono. am na ci xale boo xam ne démb ci 20h hôpital principal la ko fekk ndax traumatisme boobu ngay wax. ak xëccoo bi am ci biir école bi di nga dugg ak dugg ba mu gaañu ci démb 20h hôpital principal la ko fekk. mais loolu nga defe ne yoon la pendant ce temps là le ministre lan la ñuy wax. woo na leen convoqué na pour ñu waxtaan ma ne ko ministre bu fi convoqué kenn la nga defoon en mai le 3 mai kenn sant lu ko yow yaa toog bind sa communiqué il faut simplement leur dire respecter leen li ma leen waxoon simplement mu jeex parce que Sénégal gi école bu mu fi mënti doon bu ko defoon tey état wu Sénégal dina la obligé tey ci bis bi nga respecter li mu wax soo ko deful alkaati yi dina la jël si foofu sax laa bëgg a waxee man ci foofu ci suñu constitution suñu loi dégg nga dara warul ñëw ca kawam. maanaam moom loi bi moo fi nekk moom mooy maanaam mooy garantie. dëkk bi. mais xam nga lan moo am léegi sunu président yi mooy que ñoom maanaam dëkk yu mu kii yi dëkk yu soi-disant dëkk yu. les occidentaux. mais dañ leen noot ñoom la noot de ñoom parce que xam nga lan laa mënul comprendre lii da ngay xool. Dame Mbodj dafay wax ne ñun réew mu am fulla lañ. waaw ay njiiti yambar lañu yor. voilà non c'est xam nga non parce que man mënumaa comprendre yow mii conscient yow mii dégg nga mu nekk affaire u dëkk bi beneen dëkk ñoo imposer la. oui loo xam ne que yow mii sa loi àndu ci. c'est que da ngay jël sa loi say ko moom nga teg fële ne intérêt que le kaay. affaire bi noonu kese la. mais noonu rek affaire wax na affaire bu turc bi. Yerusalem. wallaay bi mu fiy nekk. ci jote gi tooñu kenn tooñaanul kenn amul benn problème. di jàngal xale di kii waa nangam. parce que Erdogan moom moo juboowul ak ki nga xam ne moom moo créé école yooyu. muy Fethullah Gülen. seen xeex boobu fële. mu bëgg a ñëw nag imposer ak xam nga lan la am. defal ma lii defal ma lii moo am Saint-Jean d'Arc bi sa France la Saint-Jean d'Arc France la. te Cheikh dafa am loo xam ne en parlant de France justement gis nga dañu nekk ci àdduna boo xam ne dama yàlla baal mbirum caay-caay goo fi dégg France la soxoo. ñoom la. France sooy gis ay affaire mariage homosexuel par exemple ñoom français yi bokk nañ buñ ko jiituwul bokk nañ njëkk a légaliser avortement. bañ koy légaliser ñun boobu ay gone yu tuuti lañ wala judduwuñu. yu mel noonu te Sénégal dafa am depuis quelque temps ay actes yoo xam ne moom la ñuy poser nit ñi mu mel ne intéressé wu leen te buñ deful ndànk lu leen naqat loolu moo leen koy teg. gis nga dañuy njëkk a wan ñu ne par exemple banaliser ñu homosexualité. di jël ay artistes wala ay ñu xam ñu siiw ñuy sol ay couleuru góor jigéen. ñu ciy werante naan war naa am ak war du am nga gis ñu taxaw justifier ko parfois ay kilifa ñu war a respecter ñu taxaw di défendre lu mel noonu ne dara nekku ci nangam ak nangam ñu jàll ci leneen wax jooju teg. étape par étape nga toog ay fan dégg ñu ne la alkaati yi teg nañ loxo ñaari góor yu doon sëy ci ginnaaw raay ñu waxtaan ci ñaari fan mu jàll. bu jël exemple ginnaaw raay. non parce que fa la amee nag. foofu la amee. du exemple fa la amee. dafa am li may wax nii du exemple dafa am alors à force de faire ça ñu koy banaliser ndànk-ndànk di ko banaliser ndànk-ndànk ba mu mujj yàgg ñu nangu. Moussa président Macky Sall taxaw na fii ne. ne Barack Obama Moussa yokk ci dara. léegi temps démb la am. oui affaire drogue bi ci port bi. oui. bi mu amee ñan la ñu jox liberté provisoire. les étrangers. oui. ñan la ñu jox léegi nag am na leen kii Sénégal ñu nga ca kaso. parce que tubaab bi dañuy jàng suñu réew yi xam ne Sénégal du réew comme yeneen yi nga xam ne. mën nga ñëw tegal leen une loi comme ça ñu xëy suba nangu ko. dañ naan ñii da nga leen di préparer mooy di teg ay actes yu ndaw
suñ tegee nga reculer après ñu banaliser ko nga jàll ci beneen bul fàtte ne bi Barack Obama ñëwee fii président Macky Sall ne wax ci affaire légalisation homosexualité président Macky Sall daf ne ko du fi am parce que pareeguñu ça veut dire que ñi ngi pare mën nañ pare ji Aïcha mi ngi mel ne rek tey jii ñu xëy suba di xëy si liggéey ñu ne ani Fatou ñu ne ñëwagul ça veut dire que Fatou dina ñëw mais suñu nee ana Fatou ñu ne ñëwul ça veut dire que ñëwul alors quand président Macky Sall dit pareeguñu ça veut dire que mën nañ pare mën nañ pare dans 10 ans dans 20 ans dans 100 ans dans 1000 ans c'est pas son problème en tout cas mën nañ pare en tout cas mais pareeguñu alors man dama yaakaar ne ci defar ñu pour ñu pare boobu ci lañ nekk mooy ngay dégg ñu fexe ba homosexualité dinañ fexe maa la wax léegi. dinañ fexe ba Sénégal yi banaliser ko fexe ba LGBT ñëpp xam ko. fexe ba couleur arc-en-ciel ñoo ko moom li gën a garaaw loo musul gis da ngay gis Sénégal ponkalum sénégalais laa la wax. taxaw ci journal ñu interviewé ko ñëpp di gis kanamam mu ne góor jigéen la bokk ci mouvement nangam ak nangam ak. nangam di ko affirmer nit ñi di ko xool ci internet bi di ko partager sax. ñu jàll. lii nii bis bu ñu nangoo xale yi seen ay parents parce que man yaakaaruma ne parents yi dinañ nangu muri seen doom. en tout cas ñi ma ci waxal mais buñ demee ba parents yi xam ne nag xëccoo nañ koo xam ne mooy ëpp doole ñu retirer seen doom yooyu su ëllëgee di nga ne Moustapha waxoon na ko fii. yàlla nañ ko fekke di nga gis beneen école ne changé nañ seen règlement intérieur ku muurooti doo fi dugg muy dem di law. di law ci réew alors loolu moo tax. ma ne man j'aime bien. ñii ne ci réseaux sociaux yi mooy les activistes les mouvements de la société civile même ay personnalités privées yi nga xam ne ñi ngi bind di dénoncer di loolu lépp baax na mais ki nga xam ne warul dénoncer warul bind daf ko war a arrêter mooy état wu Sénégal parce que moom la ñu parce que bu fekkoon ne li ñuy wax ni loi justifié wu ko maanaam suñ constitution permettre na ko état mën naa seetaan mais constitution bi moo ko tere te ministre bi moo ko wax le 3 mai 2019 donc il n'a qu'à faire respecter. d'accord Moustapha balaa laata ñoo jógee ci côté Sainte Jeanne d'Arc boobu noonu au-delà de acte fort bi nga xam ne état war na ko ci def lan la ñuy xaar déjà ci sunu xalif généraux yi. non xalif généraux yi ba vraiment bu ñu leen waxee tooñ leen parce que nag mënuñu bu ñuy tëgg suñuy loi ñun du ñu woo xalif généraux yi ne leen kaay leen jàppale ñu ci loi bi ba ñuy voté référendum bii bind nañ Macky Sall moo bindulu constitution ñu bind ko ba pare mu proposé ko sénégalais yi voté ko demul wax benn xalif général ne ko lii laa bëgg ci sama ci constitution affaire yooyu lenn rek lañ ko sant xalif généraux yi seen yoon newu ci xëy na seen i njaboot ñoo fa nekk am nañ droit yëkkati seen kàddu mais li ëpp solo mooy ki nga xam ne man nekkuma ci domaine boobu man ci domaine bi ma nekk mooy domaine république faire respecter la loi faire respecter la loi du benn xalif général moo koy def faire respecter la loi le président de la république parce que mosoo bi dégg ñu ne Serigne Mbaye Sy Mansour gardien de la constitution mosoo bi dégg ñu ne Serigne Mountakha Mbacké gardien de la constitution man nga koo dégg man de mosuma ko dégg li ngay dégg mooy Macky Sall gardien de la constitution gardien de la constitution rek il n'a qu'à faire respecter la constitution gardien bi nekk ci buntu Walfadjri bu fi nit duggee jël fi dara duñ ma woo man moom la ñuy woo président Macky Sall moom la ñuy woo parce que moom moo jox Sénégalais une constitution ne leen bii mooy mi gën ci réew mi Sénégalais yi voté ko à 60 et quelques % su ma juumul. 58. C'était le 20 mars 2016. Exactement c'est à lui de faire respecter ça te loolu ministre moo ci jiitu moom moo ne loi nanguwul li ngeen bëgg a def xam man su ma ko waxoon ñu ne xaw ma lu loi wax wala jànguma droit te muy dëgg mais ministre moo ko wax. le 3 mai 2019 la bind benn communiqué. ne nañu respecter li loi wu Sénégal wax te loi boobu ñii dañ ko violé il n'a qu'à faire respecter ça. jàmm na ñooy te ñu bàyyi jël affaire bi ak pincette ndax nañu ko gisee woon ca communiqué bu njëkk ak léegi tekki tekkaar giñ ci dal giñ ci àndal dafa viré. voilà dafa viré dëgg yàlla su viré wul à 100 degrés aussi viré na à 80 quelque chose comme ça mais li am solo mooy moom moo ko waxoon il n'a qu'à faire respecter ça te ñu bàyyi nag parce que loolu c'est un vrai problème dans ce pays man loolu xam naa ne ñi jàng ci wàllu diine war nañ ci taxaw di wax moo di ne réew mi y a des gens yoo xam ne ci diine ji ñu bokk la ñuy appuyé wu pour di justifier lépp lu fi am dérive bu am ñu taxaw justifier ko ci télé ak rajo yi te loolu danger la pour ñëpp. d'accord Moustapha beneen ponk mu ngi nii ci actualité yi ba tey da ngeen a léegi quoi nekk fii di sànnante ay kudd. nit ñi wax c'est que man léegi kudd bi doo ko intelligence doo ko xalaat. ngay intelligente un peu ah. bàyyil Fatou. déedéet. coach bàyyil Fatou.
ah damay naan café. Moustapha nii da la mel yaa ngi sa rubrique mais coach mu ngi lay distraire. naan sama café de déglu bu baax Moustapha ah ca Moustapha ñool deuxième point bi. deuxième point bi Moustapha moom mooy deuxième point coalition taxawu Sénégal. waaw fi mu toll nii am na ay coow yu ci juddu nag. Barthélémy Dias ngay jóg ñeneen ñaa ngay jóg. Aïcha man biig ci guddi